salaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar sama gars yi akama baax moo dellu si waat di defaat beneen taxaw seetlu si semaine bii ñu nekk nii akama baax nag di leen wax ngeen dem YouTube tapé akama def espace bind baax vidéo yëpp mu ngi foofu noonu bu ko defee ngeen di seetaan vidéo intégrale yi faral di dugg si YouTube si Facebook bi nag ay affaires yu gàtt kese la mais du vidéo bi vidéo intégrale bi si YouTube bi lay faral di nekk. sama gars yi akama baax nag mu ngi leen di wax ngeen di abonné page YouTube bi ngeen xam ne vidéo yi bu ñëwee rek dañ leen koy envoyé directement mu ngi leen di wax tamit loo leen di gën a mën a partager bagage yi muy gën di yaatu sama gars yi tey akama baax taxaw seetlu bi nga xamante ni mu ngi koy def toujours dafa bëgg rek ñu taxaw ci entre bi fi Senghor nekkee Abdoulaye Wade Abdou Diouf ñëw Abdoulaye Wade ñëw Macky Sall ñëw ñu xool Macky Sall selon li nga xamante ni actuellement nii mu ngi koy def si biir dëkk bi. sama gars yi gis nga boo leen seetloo Macky Sall bi mu nekkee ci biir dëkk bi ba tey ci la ñu ñun di commencer di découvrir ay affaires yoo xamante ne ñun Sénégal musuñu ko xam mooy ay kii séeréer la kii joolaa la kii tukulóor la kii lii la kii lee la bi Macky Sall ñëwee la loolu commencer di implanté wu ci biir Sénégal bi Macky Sall ñëwee la commencer di revendiquer ay fii laa bokk fee laa bokk nga gis bi Macky Sall ñëwee. am benn opposant bu mel ni Ousmane Sonko si la ñu commencé naan ay joolaa la ay rebelle la ay salafiste la ay affaires yu demee noonu te bu dee Macky Sall moom politique daf ko war a jaral muy taal Sénégal franchement sama gars yi ñun jeunesse su Sénégal bi nga xamante ni politiciens sauvages yi nii dañuy dem bàyyi ñu réew mi waruñu topp politiciens yi bëgg a dem ba pare ne léegi dañuy taal Sénégal si naka la ñuy taalee Sénégal parce que politique boo leen xoolee sama gars yi benn affaire bu noble la affaire bu am solo la. tey politique ba mu sasoo ba léegi ay nit yu jóge ci ay xeet ñooy dajaloo di fonder benn affaire di teg benn affaire di ko tabax muy dem boo leen xoolee diggante Senghor ak Mamadou Dia xeex boobu noonu amul xeex bu ko gën a metti Senghor dafa jàpp Mamadou Dia ci wàllu xeex ci ay tuuma ci ay sos rek tëj ko ba mu silmaxa ba mu gumba ci biir kaso bi te pourtant ñoom seen xeex li muy metti yëpp kenn daaw fa dégg affaire u séeréer ak tukulóor ak ay affaire u race dañ doon xeex ñoom politiquement ak sauvagement mais affaire u xeet daawoo ko ci dégg mais ñu gis depuis bi Macky Sall ñëwee si la ñu gis Macky Sall bu demee si séeréer yi làkk fa séeréer bu demee si tukulóor yi làkk fa tukulóor bu demee ci olof yi làkk fa olof bu demee ci tubaab yi di leen taggal seen ay maam ngeen gis Macky Sall nguur li nga xamante ni daf ko jaral ngeen gis Macky Sall boo leen xoolee ñii si complot yi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy nekk ba pare di ko def nga xam ne politiciens yi bon bi nga xamante ni ñoom dañ ko bon muy Macky Sall ak gouvernement wam bii ñu nekk nii gis nga boo dégloo ñoom ñëpp nga dem déglu si Yakham Mbaye déglu si ay Birima Ndiaye déglu ñoom ñëpp ñu ne la Ousmane Sonko bi mu commencé di fréquenter ay salle de massage ñoom si moment boobu amoon nañ information yi léegi comme amoon nañ information yi pour xeex ko pour def ko lu sauvage lu metti ñoom si la ñu accepté jël viol criminaliser ko est-ce que comprendre nga ma la criminaliser ko pour léegi buñ koy tendre piège moom si biir piège boobu si loi boobu ñoom ñu criminaliser si biir loi boobu noonu lañ koy attee ngay gis suñu politiciens yi nu ñu sauvage te soxor sama gars yi ba tey ngeen dellu si affaire waaso yi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy indi ñu dem jëli maître Malick Sall moom dafa nekkoon si affaire famille Fraise nga xamante ne ay milliards Sénégal moo dem Cheikh Yérim Seck accusé ko publiquement devant tout le monde maître Malick Sall taxaw moom nee na day leeral dossier Adji Sarr Ousmane Sonko moom mii leeral dossier Adji Sarr Ousmane Sonko dossier famille Fraise bi nga xamante ni daf ko concerné moom maître Malick Sall mu ubbi trois yi dugal fa dossier bi suul ko nanguwul wax ci dossier bi nanguwul procureur xiir ko ci nanguwul kenn wax ci après mu naan le Sénégal état de droit la ngay gis moom maître Malick Sall moomu noonu ñoom ñoo ñëwaat wëlbatiku taxaw devant Sénégal yëpp di accuser nit ñi ay criminel man benn affaire kese moo ma jaaxal man benn gouvernement laa mës a gis ci àdduna bi muy gouvernement Macky Sall bu jiite ay nit ba pare nga jël yow ñi leen jiite di leen taxer de terrorisme di yàq sa image u jeunesse su réew di yàq sa image u réew léegi jeunes sénégalais yi ñoom ñooy voyager waat demaat ci yeneen i dëkk ñu leen di xoolee ay bëtu terrorisme nga xamante ni ku nekk xam na ne nit ak nu muy demee mën na dem ba fenn mer am na mu réagir rek ñu ne c'est normal parce que jeunes sénégalais yi ay terroristes lañ parce que seen ay njiit waxoon nañ ko ngay gis ñoom sóoruñu sax li nga xamante ne ñu ngi koy def
si nguuru Macky Sall ngay gis ay Aliou Demba Sow waa jooju noonu naan ay nañ gaa yi génnee jaasi est-ce que comprendre nga ma la wax si nguuru Macky Sall ngay gisaat ay fenkat yu mel ni Madiambal Diagne taxaw devant tout le monde di stigmatiser joolaa yi devant tout le monde di stigmatiser joolaa sax boo xamante ne dafa nekk ministre ci biir gouvernement Sénégal mu gis ni dafa war a génn xeex di stigmatiser Casace yi ku mel ni Madiambal Diagne c'est pour lan pour défendre benn Macky Sall boo xamante ni moom ngay ragal ginnaaw muy jël alalu Sénégalais yi yéen ñaar ngeen ci def soxonum leen neexee ak ngay gis politiciens yi ni ñu bonee ak population bi ni ñu war a conscient wee seen bopp ngay gis ñoom seen wax yooyu nga xamante ni moom la ñuy wax tey ngay dégg xeex université ci biir étudiants yi ñu ne la léegi ci biir étudiants yooyu doon xeex li indi woon li gën a indi seen xeex dafa am ay entre parti séeréer ak ay parti joolaa ñoom moo taxoon xeex bi gën a metti ba police dugg fa est-ce que comprendre ngay gis ni kon information yi noonu bu confirmé woo yow da ngay gis ni kon politiciens yi seen affaire ethnie yi ñuy def mu ngi def benn effet ci population bi te loolu population bi waruñu ko seetaan dañu war a conscient ci politiciens yi nax bi ñeen ni ndax pouvoir sama gars yi pour ngeen xam ne politiciens yi bon bi ñu bon ba pare faale wuñu sax population bi pour ngeen xam ko da ngay gis tey ku mel ni Auchan gis nga Auchan bi nga xamante ne gis nga ay Auchan ay Carrefour yi nii ay entreprise lañ yu daanu Europe gis nga France gis nga Auchan bu demee France kenn duggatul ci Auchan yi dañ fa daanu ba trox léegi nag ñoom bi ñu daanoo ba trox léegi ñoom dañuy ñëw Afrique installé wu léegi jëlaat beneen élan enrichir sur ressources Afrique yi après delluwaat seen ay dëkk ñoom tegaat fa leneen nga xamante ni seen dëkk dafay gën a sukkaliku mais ñan ñoo leen siy jàppale ñoom politiciens sauvages yi nii est-ce que comprendre nga Auchan gis nga bi nga xamante ni dafa ñëw ci biir Sénégal gars yi di opposé wu contre Auchan di ko xeex Auchan li mu waroon am ci ñi nga xamante ni moom la waroon am ci ay employés boo ko à peu près dafay toll ci 15 employés léegi comme ñu ngi koy xeex mu ne léegi politique bi nga xamante ni moom laay dugal mooy damay déclarer 200 employés léegi Auchan avant manifestation yi di am sax ñoom ñu ngi nekkoon ci zowu wàññi seen employés Auchan ci foofu la ñu nekkoon gis nga manifestation yi ni dafa gën a arrangé waat Auchan ni mu ko gën a arrangé mooy dafa permettre Auchan moom mu mën a wàññi ay employés en 100% te pourtant Auchan mii di wàññi ay employés 100% dañu jëloon ci impôt sénégalais yi ci biir Covid bi ñoom am lenn lu bëri loo xamante ne dañ leen ko teggiloon baal leen ko ngay gis le cas de Auchan ba tey ñu gis Bamba Fall devant tout le monde mu ñëw ci Auchan bu Gibraltar Bamba Fall ne bi nga xamante ni mu ngi signé contrat ak Auchan bu Gibraltar ñu ngi waxoon par mois chaque mois Auchan bu Gibraltar ñu ngi waroon fay maire Médina commune bi mooy 4 millions te ci biir 4 millions yi ci contrat bi ñoom waroon nañ jël 80 jeunes yoo xamante ne entre Médina ak Gibraltar la léegi état bu Sénégal jaar ci suuf moom récupérer contrat bi récupérer suuf si est-ce que comprendre nga te Auchan bu Gibraltar fi ñu ko def école la dañu éliminer école def ko marché gis nga loolu nu mu garaawee léegi état bu Sénégal Bamba Fall nee na ñoom bi ñuy récupérer contrat bi ci moom xam ngeen Auchan bu Sénégal Auchan ñaata lay fay état bu Sénégal 114 000 francs gis nga ci 4 millions la jóge fay 114 000 francs léegi sénégalais yi lan la ñu war a lijjanti léegi kan moo nekk ban actionnaire sénégalaise moo nekk ci ginnaaw Auchan ba tax Auchan ñu koy defal ay faveur sama gars yi boo leen xoolee Auchan dafa daanoo France pauvre mais bi mu ñëwee Sénégal ci benn laps de temps Auchan dafa enrichir bu gaaw boo xamante ne partout au Sénégal da nga fay gis ay Auchan yu am doole pour ngay xam ni suñu politiciens yi sauvage bi ñuy sauvage tey boo ko xoolee la cas de teeru bi indi woon nañ ko ci suñu vidéo yi nga xamante ne dañ leen teggil impôt ñu impôt bu bare bu am doole ay milliards ñu baal leen ko ci impôt bi ci moment Covid bi teeru bi benn jouram rek mën na dabuwaat ay affaires yu extraordinaire teeru bi dàkk 126 sénégalaises 126 personnes la dàkk état bu Sénégal taxaw terrain neutre est-ce que comprendre nga léegi état bu Sénégal nan ngay taxawee na yow da ngay génnee 300 milliards nga jàppale ko jeunesse bi pour ñu am liggéey ba pare yow jeunesse bi jot a am liggéey su yu mel ni Auchan Total teeru bi ci hôtel yi ngay seetaan ñu leen dàq di leen toroxal di leen yóbbu en chômage léegi yow jeunes yi ngay jàppale ban njëriñ la am ban njëriñ rek la am yow yaa ngi jàppale ay jeunes di toroxal fee ay jeunes ci suuf
gis nga suñu politiciens yi yàpp bi nga xamante ne ñoom ñu ngi ko yàpp population bi gis nga boo leen xoolee ba tey bi Macky Sall ñëwee ci nguur gi affaire bu extraordinaire dafa am ci biir Sénégal mooy Macky Sall dafa ñëw ngay gis ay juges yuy fippu ay juges yuy démissionné ngay gis ay fenkat yu mel ni capitaine Dièye ay capitaine yoo xamante ne dañuy démissionné di bàyyi di wax ay wax yu rëy yoo xamante ne bu Sénégal nekkoon état de droit dañ leen di jëli yóbbu ndax barke Dembo Ndiaye ñu ngi fi fàttali fuy imam Alioune Badara Ndao dafa ñëw am yenn yu mu wax rek am yenn yu mu publier état bu Sénégal daf ko dem jël ko denc ko pendant 3 ans ci kaso bi di lañ dëj ay mbiram te li capitaine Dièye wax moo gën a rëy 98 000 fois li Alioune Ndao wax li Alioune Ndao wax est-ce que comprend nga te pourtant boo xoolee kenn waxu ci ñëpp dañ ci gëmm ba pare ñu ne ci état de droit la ñu nekk est-ce que comprendre nga pour ngeen xam ne Sénégal toujours ñun sénégalais yi ni ñu waree jël affaire yi suñu destin en main téye ko suñu biir loxo nga gis bi nga xamante ni Macky Sall ñëw na si ngay gis ay colonel de police ay colonel de gendarme ay ancien lieutenant yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ay chroniqueur si biir plateau yi ñoom ñoo nekkaat ay chroniqueur ñoo nekkaat ay partisans si biir parti politique yi gis nga sama gars yi lu gën a doy waar loolu amul lu gën a garaaw loolu amul gis nga ñi nga xamante ni dañoo mës a jaar armée dem ba maîtriser armée bis bu ñeen seetaanee ba nga xamante ne ñoom commencé nañ di installé wu si politique bu fekkente ne ay manifestation dafa am ba commencé di dégénérer xanaa xamoo ni pour armée maintenir foule bi dootul yomb parce que lu tax dootul yomb muy ñi ko jàngi woon muy ay lieutenant ay ancien commissaire ay ancien magistrat ay ancien et cetera ñooñu bu ñu jëlee position bokk ci ay parti dañuy mën a manipuler foule naan leen jaar leen nii def leen nii bu leen utiliser lii pour léegi armée dékku leen dootul yomb te yooyu dafa bokk ci la nga xamante ni dafa mën a taal réew si bu gaaw a te bi Macky Sall ñëwee ci réew mi loolu dafa commencé di bari trop ci biir réew mi sama gars yi ñuy dem ba tey ngeen di gis politiciens yi ak bon bi nga xamante ni bon nañ ko ak taal bi nga xamante ni politiciens yi ñu ngi koy taal Sénégal di teg ay jéego yoo xamante ne ñun jéego yi sax nattuñu sax degré bi exactement fan la war a dem est-ce que ñun jeunesse bi dañoo war a toog nii rek di seetaan politiciens yi ci jikkoy sauvage yi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy demee ci biir dëkk bi sama gars yi ba tey rek ñu gën a taxawaat ci politiciens yi ak élection yi ñu jëm gis nga Macky Sall boo leen xoolee léegi jëlaat nañ élection yi yóbbu ko 2022 ñu naan léegi calendrier électoral ne woon naa leen fi bis bu Ousmane Sonko duggoon ci biir kaso bi ba ñu téye ko ba affaire bi sedd da ngay gis Macky Sall day fixer élection yi ci 2021 bi mais comme affaire Ousmane Sonko boo leen xoolee échec na léegi il faut la ñu yóbbu élection yi 2022 pour ñoom ñu mën a préparer waat parce que boo leen xoolee tey Macky Sall bu fixé woon élection yi 2021 léegi Macky Sall ban candidat lay am Dakar kan moo koy nekkal Dakar Amadou Ba moo fi nekkoon Dakar di yuuxu Macky Sall éliminé na ko après dem jëli Karim Fofana ñëw foo ne Dakar ay bale mbedd raxas tali raxas saxal ay fleur mooy tax nga gañe ko mais Macky Sall bi mu ko bàyyee Karim Fofana bale mbedd yi raxas ay fleur mu gis ni Karim Fofana Dakar waaye dégguñu ko deful benn effet gis nga mu jële fa Karim Fofana léegi tegaat boo xoolee ñu xool la côté yu bare Macky Sall amu fa candidat côté yu bare actuellement nii tey jii nii bu ñu demoon élection fu bëri gouvernement Macky Sall da koy perte parcelle benn mu ba mu jëlee Moussa Sy yóbbu ko fa bi mu defaatee ñoom seen ay sondage xam nañ ni Moussa Sy actuellement nii bis bu ñu demee élection pour mu perte parcelle moo gën a yomb léegi nag ñoom Macky Sall pour ngeen xam Sénégal amul loi ñu ne léegi dañuy dem jëli Karim Wade nee na ubbi na dossier Karim Wade te ñoom ñu accusé Karim Wade un détournement de 138 milliards léegi ñoom Mimi Touré taxaw fii ne Karim Wade bu ko neexee ñëwaat mais ci kaw mu fay ñu suñu 138 milliards léegi Macky Sall moom waxatul 138 milliards yi de mais nag Karim Wade ñëwaat pour ñoom ñu jël ay Karim Wade Khalifa Sall di ko xeexee ñu mel ni ay Ousmane Sonko pour wàññi dooleem léegi bu indee Karim Wade di ko xeexee ay Ousmane Sonko pour wàññi dooleem léegi ñun suñu 138 milliards nag après day nul yow boo yaakaaree ni Macky Sall sàcc bu mel ni Karim Wade dina ñëw fii ñun du ñu nax ñun jeunesse bi mais nax ngeen seen bopp sama gars yi booy wër sàcc ak nit ku bon ak sauvage rek jàppaleen Karim Wade bu mu leen mës a nax Karim Wade ba Ablaye Wade di nekkee fii di xeex mu ngi woon France di lijjanti boppam
ñu xeexal Ablaye Wade ba dugal ko ci palais bi Karim Wade ñëw Sénégal jëriñoo li ñu xeex yépp ci kanamu baayam est-ce que comprendre nga bi mu amee ay jafe-jafe Qatar la dem di lijjantiwaat boppam léegi ñu Karim Wade moomu moo toogaat Qatar sàcc suñu xaalis ba pare léegi Macky Sall gis ni moom tout sauf Sonko la parce que Karim Wade moo gën a sedd ci moom mu ne bu Sonko naree ñëw naa pousse gars yi Karim Wade pour sacrifier waat ñu jeune bu ñàkk jom nag weesuwul ngay dem jël Karim Wade ne da ngay topp ci ginnaawam di ko xeexal loolu mooy jeune bu ñàkk jom jeune bu inconscient mooy nangu Karim Wade ñëw di jiite sa kanam nga koy xeexal conscient leen ngeen bàyyi Macky Sall ci naxaate yi nga xamante ne moom la fi nekkee ba pare ñu préparé dem bindu ju ut ay carte 2024 ñu fute ko la camp mu quitter le pouvoir sama gars yi akamaa baax lii la fi indi woon tey ci taxaw seetlu bii nii ci samedi bi di leen joxaat dig daje ci beneen taxaw seetlu di leen wax ngeen abonné page bi ba pare ngeen di partager bagage yi muy gën a yaatu jaa ngeen jëf sama gars yi